jërëjëf mbokk yi ci ànd beeg RFM rajo Futur Média benn waxtu jot na ci studio Eva Mbaye bismillah ci xibaar yi. la gën a fës ci xibaaru digg bëccëg gi bokk na ci nag samedi ji nekk bésub cet ci Sénégal bi yëpp njiitu réew mi ci wàllu boppam moo njëkk kon daal di yor baleem di bale ci la ñu duppee kon cleaning day danañu daal di xayma liggéey bi ak sañu naw ba ñu toppaloon njiitu réew mi di Pabes Diba collectif Mbëbës dafa doy dañoo daal di mobiliser wu ngir daal di tere camion yi daal di dugg kon ci biir décharge bi lu toll kon ci fukki ci ñoom danañ leen teg loxo sous-préfet bu ñàgg di ngeen ko déglu ci biir xibaar yi ne nag loolee yëpp nag acte sabotage la bu collectif Mbëbës dafa doy Khalifa Ababacar Sall Ousmane Sonko lu mën a ne la ci wàllum lëkkaloo ci wàllum politique jàngat gi danañ ko déglu ci kanam ak Momar Jong ci biir xibaar yi docteur Babacar Diop moo nar a nekk kon tranche de vie bu kon ay bés bi ba léegi ci ñaareelu pàccu xibaar yi tàggat yaram ñu ànd ci ak Youssouf Bodian yéen kay xëyee tey ak Mouhamed Alimou Ba Abou Thiam moo féete ci machine bi ci micro bi Dieynaba Seydou Ba di leen dalal ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg gi fii ci rajo Futur Média Pabes Diba di la dalal. di la jaajëfal bu baax Dieynaba. yaa ngi doog yegg si gannaaw ab tournée bi nga àndaloon ak njiitu réew mi ba 10 heures jotee ba néega nii tey nag mu ñeel la ñu duppee cleaning day di bésub set setal ci réew mi yëpp. waaw mu ngi ko dooree ca quartier am fa mu dëkk moom. xam naa ne béy si sa weewu tànk. fa la dooree ci rond point bi ak jardin bi nekk foofu yëpp wax dëgg yàlla am setal nañ ko bu baax a baax dara desatu fa ci mbarit mu pare foofu dem ci ancienne piste bi dem ci rond point OMVS fi jàkkaarloog école normale dem jet d'eau autoroute ak place de l'indépendance mu mel ni daal moom njiitu réew mi ak initiative bi mu jël bëgg na daal mu sax réew mi set mu bañ a nekk rek ci benn jour boo xam ne ni comme tey ji la ni mu ko woowee ci wootee ci lañ koy def naka noonu aussi maire yi nga xam ne ni mooy sites yi mu visité yëpp ñoom tam génne nañ mobiliser seeni liggéeykat ak waa UCG également ràññeeku lool ci liggéey bi nga xam ne ni moom njiitu réew mi woote na ko maire de Dakar ki nga xam ne ni aussi mooy ministre Abdou Karim Fofana. xam nga moom sax en direct ci kanam. justement moom mooy maître d'œuvre mbir mi moom itam ak ay liggéeykatam ay collaborateur am ñoom ñëpp daal fës nañ lool tey ji la ci journée bi nga xam ne ni njiitu réew mi lancé na ko dañuy sax déglu Macky Sall sànq rek ci jet d'eau. maa ngi sant Sénégalais yëpp ndax ñoom ñëpp wuyu nañu tey appel bi ma leen lancé muy ñun ñoo war a defar suñu dëkk ñun ñoo ko mën a setal loolu nag dafa laaj ñu changer ay comportement mooy jikko yi te ñu xam ne tam li nga xam ne dañ ko daan bàyyi muy am dootuñu ko bàyyi ndax toll na foo xam ne faaw ñu def ci ay jëm ci ay matukaay dinañ def loi yu bees waaye li ëpp loi yi mooy jikko yi dañu xam ne mbirum ceeb gi du mbirum président de la république du mbirum état wala mbirum mais déedéet suñu mbirum bopp la ci koñ bu ne na association yi taxawaat citoyen gis naa ñu bëri tey fenêtre amul Fann Point E Biscuiterie Liberté Sicap ba Grand Dakar ba Plateau ak yeneen département yi ma visité wu yu bokk ci région bu Dakar nekk ci département de Pikine de Guédiawaye de Rufisque mais aussi yeneen région yëpp ak yeneen département yëpp ak commune yëpp. kon mu nekkoon voilà moom Macky Sall mu ne nag def loi baax na waaye nu ñu fexee daal bi nit yi def mbir mi seen yëfi bopp mën di ci jàpp bu baax a baax jàpp ne daal cet gi ak setal ñëpp la war moom njiitu réew muy woote sax samedi bu njëkk ci weer gi ñu def ko comme journée bu mel ni daal kon luy sax. en tout cas ci diwaan yi ci Sénégal bi yëpp daanaka maire yi yëngu nañ bu baax a baax ñi nga ko wàllum collectivité kon territoriale ministre yi tamit ku ci nekk dem nga sa gox ngir daal di fay seetal waaye il faut ñu am kon xayma bu bés bi donte sax kon yeggaguñu ba ca cappaandaw ga Pabes ñu ngi en direct ak jëwriñ bi nga xamante ni moom la ñu dénk wàllum tabax mi mais aussi wàllum urbanisme ak wàllum cet di Abdou Karim Fofana monsieur le ministre. ñu ngi lay nuyu. maa lay nuyu Dieynaba. di la kon sant ci li nga nangu dugg en direct ci journal bi peut-être ñu xayma rek liggéey bi nga xamante ni amal nañ ko depuis ci suba. waaw xayma bi dina yomb ndaxte président lu mu jublu woon ci bés bi rek
mooy woote ba Sénégal yëpp dégg ne. am na lu jàmp ci ñun mooy soppi suñu doxalin ci wàllu mbalit soppi suñu doxalin ci wàllu espace public xam nga ku ne yaa moom sa kër waaye mbedd mi nag ñun ñëpp a ko bokk. donc baax na ñuy déggoo di ànd di ko defar état dëgg la am na lu mu war a def mairie yi am na lu mu war a def waaye ñun citoyens yi am na loo xam ne ñun ñoo ko war a jëlal bopp suñu bopp en charge looloo tax mu wër commune yëpp jógee Mermoz ak ay dëkkandoom jaaree fa dem Point E jaaree fa def Biscuiterie Grand Dakar romb maire yi ci opposition ak maire yi ci pouvoir yëpp wane ne lii c'est une activité transpartisane maanaam amu ci xàjj ak seen Sénégal yëpp la woo ngir ne leen daal moom jàpp na ne dialogue national bu ñu ko waree tàmbali mbirum set gi moo war a njëkk a nekk mbirum dialogue national ndaxte mooy li nga xam ne Sénégal yëpp déggoo nañ ci li tubaab di wax consensus loolu nag mu woote ci ne dafa bëgg ñëpp soobu ci waaye it dañ ko saxal ndaxte dafa ne weer wu ne na nit ñi amal benn bés boo xam ne ku ne da ngay génnee asaka ci sa temps ak sa alal toppatoo sa koñ toppatoo espace public toppatoo set gi. mais justement wàllum suivi boobu sax lañu lañ la bëgg laaj tey naka la ñuy def ba mën a daal di topp liggéey bi parce que béréb bi rek bañ a nekk ci xel yi daal. ñu mën ko topp. loolu dina yomb ndaxte moom président bi mu tegee politique bi dafa ne politique de transformation sociale la. du yor yat rek di dóore dafa ne nañ def sensibilisation maanaam def ay émission télé wër di waxtaan ak nit ñi monter 557 comités de salubrité publique. ay comité communal après nag ñu def ko ay comité de quartier yoo xam ne nit ñi dañuy wër di waxtaan fexe tamit ba programme école yi ñu dugal ci wàllu set yee xale yi. waaye tamit dafa andi leneen ne tamit dañ teg benn loi ndaxte tamit ay règle dañ ko war a topp. maanaam ñi nga xam ne dañuy tabax den sànni grava yi seen buntu kër. mën na amende mën na leen dal diggante 200,000 ba 2 millions boo ko récidivé mën nañ la yóbbu ci kanamu procureur mu defeere la. lu mel ni tey oto yi ñuy sànni ci mbedd mi lu mel ni ñuy raxas oto ci ay bërëb yoo xam ne taxu koo jóg ak yeneen yu demee noonu ñi nga xam ne dañu am ay terrain te clôturé wuñ ko. bàyyi ko noonu nit ñi di ko tilimal di ko dëkkee di ko defee naka su dul noonu président tamit def na lu am solo Dieynaba mooy woo na entreprise yëpp ne leen seen RSE ci atum 2020 bi lañ ko jublu ci defar ay espace public ndaxte boo toxalee maanaam bagage yi fi nekk maanaam désencombré boo ko nettoyé boo ko aménagé wul nit ñi occupé waat ko wala mu tilim mu ne nag état bi dina ko def ñun jox nañu budget boo xam ne dinañ ci tàmbali ville yu mel ni ville de Dakar dinañ ci góorgóorlu am lu ñu def mais nee na dafa bëgg entreprise yi ku ci ne nga génnee dara ci sa RSE def ko am na ñoo xam ne tàmbali nañ ko responsabilité sociétale d'entreprise waaw responsabilité sociétale ñu jëmale ko ci espace public yi day tax xale yi am liggéey xam naka la ñu mën a defee pavé ñii ñu former leen ci affaire jardinage ak yeneen ak yeneen. en tout cas xayma bi dinañ ko gën a yaatal ci suñu yeneen ci xibaar mu nekkoon nag bésu cleaning day bi nga xamante ni daanaka département bi nga xamante ni yaa koy jiite ñoom ñoo ko rek doon coordonné danañ ko incha allah dana gën a xayma ci suñu yeneen ci xibaar jërëjëf monsieur le ministre. dañuy dem nag ba bés foofee nag askan waaw fa ne ñoo daal di mobiliser wu ngir rek tere camion décharge yi ñu daal di dugg ngir daal di fay sotti mbalit lu toll nag ci fukki nit yu bokk ci collectif Mbëbës dafa doy ñoom la ñu rek daal di teg loxo Ndongo Ka. lu yeesul fukk ci ay membre collectif Mbëbës dafa doy mu am si ñaari soxna police yi daal di leen teg loxo laataa ñu leen yab nag ci ñaari woto ya fa nekkoon. lu ko jiitu collectif bi nag bëggoon naa tere oto mbalit yi mën a jote nag ci décharge bu Mbëbës ba di fa këpp seenuk mbalit waaye mbooloom collectif mi daje ngir doxal lu nu mel taxu ko bari te mu mel ni sax nag jubóowunu ci anam yenu bëgg a doxalee ca mujjantal ga mu am ñaari oto mbalit yu ñu daal dee teg loxo. instant bi xam nga suba gi la ñu ngi door a ñëw mais ñaari njëkk a ñëw moom téye nañ ko yaa may dégg te fii la ñuy taxaw incha allah tey suñu action la ñuy def tey du ñu nangu benn camion di ñëw premier signal bi ñu yónnee Macky Sall la. laataa ñuy àggale interview bi police daal dee ñëw daal dee tas mbooloo mi. dox leen ngeen dem bu leen taxaw. non da nga ma laaj. damay laaj xaw fii waxuma la yow li ngay taas. ñun loolu rek la. leneen xew. ñoom ñëpp nag bokk ci collectif Mbëbës dafa doy wàccoon ci mbedd mi ñu daal di leen teg loxo lu nu bëggoon nag ci bisu set setal bi daal dee faf laj yi. préfet bu Pikine daal dee ñëw ngir xool lu fi xew waxtaan nga mu bëggoon amal ak ñoom muy mel ni nag mujjul antu ndax kenn nanguwut a déglu. Ndongo Ka Malika RFM. moom sous-préfet bu ñàgg di Oumar Dia daan naa du jëmale ci mbir mi ne nag sabotage da cee rek daal di laxasu loole nag tukkee ci collectif Mbëbës dafa doy ne nag am na balaa yàgg ab daje bu war a am ci diggante jëriñ ñu dénk wàllum environnement ak collectif bi loolu nag bis bi ñu dëgg
dëgmal la ñu déglu ko moom sous-préfet bu Niague di Oumar Dia ci jokkoom ak Ndongo Ka. waa Malika ak ñi ko wër fan yi yëpp ñu ngi leen doon dégg ñu naan ñoom bëggatuñu décharge bu Mbëbës ba démb ñu def conférence de presse ne dañoo bëgg sax tey journée bi ñu bañ fee tuur benn mbalit ñun biñ ko déggee jël nañ suñu ay matuwaay ñun ak police ak gendarmerie pour que menaces yooyu ñuy def mu bañ a am parce que action bu toll noonu ak li nga xam ne ni kilifa yi bëgg nañ ko instituer dafa am importance ba nga xam ne duñu nangu lu ko yàq donc ñu jël police ak gendarmerie ñu ne leen nag nañ surveiller décharge bi parce que décharge bi moo fi nekk lu ñu collecté fi lañ koy indi voilà moom lañ bëggoon bloqué jéem nañ ko mais bëriwuñu ministre de l'environnement monsieur Abdou Karim Sall daf ni woon daf leen di recevoir ba démb préfet Pikine woo na leen mettre leen en rapport mais problème agenda moo tax démb si àjjuma ji jotuñu gisante ak ministre bi mais je pense que incessamment dinañ gisante ak ministre bi su ko defee problème yi ñuy posé nii saxaar bi ak yooyu yëpp dinañ ci mën a am ay solution ñoom tam comprendre nañ ko peut-être interlocuteur lañ bëggoon am nañ interlocuteur mosuñu leen a bàyyi population yi suñu ay population la je pense que lu mel ni su amee quand même dinañ intervenir nag pour que état nekk continuité parce que mënuñu tey lu toll ne journée bu mel ni ñu ne duñ fi tuur ay mbalit benn camion lañ jotoon arrêté bon camion bi continuer na ñoom ñu waxaat léegi ci bésub setal bi waaye ci biir réew mi ca Thiès nag foofee gouverneur bi moo daal di njëkk a yorop baleem ci teewaayu maire kon capitale du rail di Talla Sylla ak yeneen kilifa ya fa nekk Cheikh Anta Diop. door li nga xamante ni moom la ñu sumb tey jii di campagne nationale ngir gox bu ne ñu mën koo setal fii ci diwaanu Thiès de kilifa yi ñoom ñëpp nag takku nañu ne nag dinañ fexe ba quartier yeeg ruq-ruqaan yëpp ñu mën koo setal. waaw woote bi mooy njëboo rek ni ko président wootee d'abord moom lay toppaat mooy na ñëpp ñëw dugg ci journée bi ku nekk li xam ne moom la war nga def ko si commencé nag sa buntu kër moo tax ñun ñu commencé fii si buntu gouvernance bi mën naa wax muy jardin public bi xam ne moo dend ak gouvernance bi fi lañ commencé li ñu bëgg mooy tey avenue bi xam ne bi yëpp mooy départ de préfecture ba ni muy yeggee fële si bopp ñu mun ko nettoyer. gouverneur bu Thiès dolli si ne dina def kémt lay kàttanam lii ñu door de mu mën a sax ci dëkk bi. mais day continuer malheureusement notre vaillant préfet day dem mais vraiment dañ ko mu wax leen keneen kuy ñëw tam da nga koy continuer parce que tamit loolu engagement président de la République action président de la République déclenché en tant qu'autorité administrative bi ñu war a continuer. Talla Sylla maire Thiès moom nag yëkkati kaddu jëmale ko ci ASC yi. waaw ñoom xam nañ dama leen mere dama leen koy wax mu leer bi baa dañ ma invité sax ma ne diine ma ne ñëwuma man lu may wax lu ma gëm rek laay wax ñun ASC dafa am lu mu daan tekki ci ñun su fekkee dañuy jël xaalisu waa Thiès di ko def ci ay kuréel yu fi nekk mais su waa Thiès soxlaa ana kuréel yooyu du pourquoi du ñëw tey ji ASC yi nekk ci dëkk bi yëpp koñ bu ne am na fa mais su ASC yi impliqué woo rek problème bi rek la. kilifa yi nee nañ lii de lu baax la cim réew te li nga xamante ne moom la ñu door ngir setal dëkk bi dañoo bëgg Thiès dellu nekk région bi gën a set ci Sénégal RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta ñu dem ci bët Saloum Sénégal ca Ziguinchor foofee nag lu jëm nag ci mbalit yi tukkee ci kër yi mooy jafe-jafe bu mairie bi ndaxte commune bi dafa war kon di yëkkati foofu at bu nekk lu toll ci kon téeméer ak fanweeri tonne yu mbalit te loole nag jafe-jafe la ndaxte amuñu fuñ koy rek daal di denc Lamine Ba. mbalit yi nga xam ne Ziguinchor da koy génne at bu ne dafay gën di bëri daanaka jamono ji boo seetloo téeméer ak fanweeri tonne mbalit nañ ko génne bés bu ne ci commune bu Ziguinchor loolu doon jafe-jafe wu tar wa nga xam ne nag ñoo ngi koy jànkonteel mairie baa ngi koy jànkonteel Joseph Sambou Faure moom mooy directeur de la communication bu mairie bu Ziguinchor. environ 130 tonnes la ñuy produire bés bu nekk coono bi déjà mooy loolu la Ziguinchor di produire mais premier coono bi mooy collecté ko bu ñu ko collecté ba pare nan lañ koy transporter ci yan anam ci yan moyen logistique lañ koy transporter d'abord ban logistique lañ koy collecter ban logistique lañ koy transporter fu ñu koy stocké ji ak nu ñu koy stocké loolu yëpp chaîne boobu yëpp ay chaîne problème. ngir jàppale mairie bi ci jafe-jafe yooyu nga xam ne moo ngi koy jànkonteel projet de gestion écologiquement rationnelle des déchets municipaux et des déchets dangereux amal na ab programme bu am solo bi nga xam ne mu ngi koy amal jamono ji ànd ci mairie bu Ziguinchor Ibrahima Kam moo jiite Prodemud. am na aussi ay actions yoo xam ne Prodemud mu ngi koy def di ci jàppale commune bu Ziguinchor mooy taxawal benn unité boo xam ne hôpital régional bu Ziguinchor lañ koy def tàmbali nañ ko d'ailleurs dina war a pare lu gën a gaaw boobu unité day permettre lépp luy xeetu déchets yoo xam ne ñu ngi jóge ci hôpitaux yi ak ci poste de santé yi ci maternité yi ak ci clinique yi ñu mun ko traité ci anam yu rafet. am na tam benn projet boo xam ne tam dinañ ko tàmbali ci fan yi mooy taxawal benn unité
boo xam ne c'est une unité de pré-traitement des déchets plastiques parce que plastique itam sonal nañu foo wëndaalu ci dëkk bi rek da ngay gis ay plastique. am na it ab centre intégré de valorisation des déchets bi nga xam ne ñoo ngi koy waaj a taxawal jamono ji ngir jëm ci wàllu xeex li nga xam ne moo di mbalit yooyee waaye it fexe ba amal ci ay xëy ngir ndaw ñi. Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. Lamine Ba di la gërëm bu baax a baax benn waxtu jot na ba teg fukki simili ak juróom. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor. ci xibaaru politique Ousmane Sonko ak Khalifa Babacar Sall mën nañu daal di lëkkaloo ci wàllum politique ngir daal di wéyal kon xeex mi ci wàllum gën a ñoŋal démocratie fii ci suñu réew loolu nag moom mooy gis-gisu Momar Diong di taskatu xibaar xelam màcc ci wàllum politique ne nag ñoom ñaari kon ñooñu di Ousmane Sonko ak Khalifa Babacar Sall seen ay dossier mën nañ ko daal di lëkkale ngir daal di wéyal kon xeex bi ñu déglu ko moom Momar Diong ci jokkoom ak Barthélemy Ngom. ci diggante ay woy politique ñetti façon alliance moo am benn bi mooy alliance politique bi ci topp mooy alliance électorale beneen bi ci topp mooy alliance gouvernementale comme nag Ousmane Sonko ak Khalifa Sall nekk ñu ci biir gouvernement donc kenn mënut a xalaat alliance gouvernementale seen diggante mu def ñaar muy alliance politique ak électorale te man dama dàq alliance électorale ci ñoom ñaar pour ñaari raison benn bi mooy kenn xamagul kañ la yeneen élection di am ci ñu kanam dëgg moo lu ñu ay élection ba ñu mën a naf seen diggante une alliance électorale ñaareel bi itam Ousmane Sonko dafa ni moom li mu jógte mooy combattre système bi fi nekk donc gisuma mu war a mën a lëngoo koo xam ni dafa jóge ci système bi comme Khalifa Sall maanaam woy politique yi nga xam ni dañoo leen nampa ni muy doxee boobu ba léegi donc gisuma alliance électorale entre ñoom ñaar par contre li mën a nekk mooy alliance politique d'abord pour xeex ci wàllu dëgëral ak dooleel ak sàmm li nga xam ni moo fi am ci wàllu démocratie ak aussi alliance politique boo xam ni dina permettre Khalifa Sall mu recouvrer ay droits civils am ak politique parce que kenn ëmpalewul ni ko li ko daloon ci mbirum caisse d'avance bi tax na ba nga xam ni mënatul bokk ci ay élections donc kooku ànd ceeg nit lëngoo ceeg Sonko pour xeex ba loolu mu jotaat ko mën nañ ko comprendre ku ci mel ni Ousmane Sonko itam gis nañ ni gàll mbiru 94 milliards nga xam ni mënoon na ko jural ay jafe-jafe ci wàllu ëllëgu politique am kooku itam war na cee mën a lëngoo Khalifa Sall pour ñu àndandoo xeex ko donc li ma gis daal ci seen diggante mooy alliance politique boo xam ne dañ koy def ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk geetaru ngir sàmm li fi des ci wàllu démocratie ak aussi ku ci nekk ci ñoom ñaar nguur gi bañ la tegal ndëgg sërëx ba bu ëllëgee sa mébétu politique nga mën koo taxawal. ci leneen ci xibaar directeur général bu Sénélec ma ngi kon ci kon kaw gi moom Pape Demba bi tey dafa dem tegali gëtëm kon lu jëm ci installation yi nga xamante ni ay installation électrique yu ñu def kon ci village yi ci goxaat yu nekk fii ci suñu réew ndaxte ba fii nag daanaka courant amu fa woon ñu déglu ko ci micro Ibrahima Diamé. mbokk Kébé tey moom kontaan naa bu ma ñëwee fii waaye xam ngeen ne it bu ma ñëwee fii wax dëgg yàlla am na sentiment yu bëri yu may yoo xam ne nii ñu ngi may dal ndaxte boo ñëwee fekk fi sa ay mbokk boo ñëwee fekk fi si ñi nga xam ne am na ñu ci bëri buñ la xoolee xam nañ ne ñoo la yar ñu toog di xaar ay ati at courant ñëw fi xëj na amoon na ñeneen ñu amoon yéene bi xëj na amoon na ñeneen ñu ko jéemoon waaye yàlla def na tey jii nii président Macky Sall moo ko réalisé kon boog loolu dañu war a taxaw ñun ñëpp ñu gërëmee ko sante ko xam ne lu ma wax rek mooy président dafa jóg bu mu wëree Sénégal yëpp mu gis ne am na ñoo xam ne ñoo gën a nekk ci condition yu tane mais am na ñoo xam ne ni sonn nañ mu ne nag lii man mënuma ko seetaan dinaa fexe boobu bu ma taxawee bu ma yàlla joxee nguur gi ma ñëw def si li nga xamante ne nii du ma wax ne lépp dina sotti de mais dinaa fexe ba wàññi diggante boobu noonu nga xam ne am na ci ñu nekk si condition yu baax ak ñi nga xam ne nekkuñ si biir condition yi. RFM bitim réew. RFM bitim réew gannaaw ba benn waxtu jotee ba teg fukki simili ak juróom-ñeent ñu ñëw nag ak la xew foofee ca Bagdad ak dëjub général iranien bi di Soleimani kon tey la ay junni doomu kon Irak ñoo ko daal di rek gunge donte sax démb si guddi ñi ngi doon dégg kon ñi nga xamante ni ñoom ñooy américain di dal kon ci kaw ay convoi Awa Mbaye
ay junni nit ca Bagdad ca réewum Irak ñoo bokk ci cortège bi ànd ak kees yi nu def néewup général iranien bi di Qassem Soleimani ak itam lieutenant bi dëkk ca Irak di Abu Mehdi al Muhandis ña bokk nag ca boobee cortège ña nga yuuxu di wanek seenu ku mer danaan Amérique na dee keesu néew yi nag ñu ngi ko def ci ay pick-up yu weex jaar ci quartier yu mel ni Jadria ay mbooloo yu takku nag topp leen ñu bari ci ñoom yor ay drapeau yu weex ak yu jaune te bokk na ca kilifa ya leen toppoon bokk na ci premier ministre bi démissionné di Adel Abdel Mehdi tey nag ci fajar gi laata bët di set américains yi amal nañu beneen congu ca bët saalumu Bagdad jëmale ko ci ab convoi bu HL Shabi te bu ñu sukkandikoo ci xibaar yu tukkee ca télévision nationale ba nee na am na ñu ci amee ay gaañu ak itam ñu ci faatu. gërëm ko bu baax Awa Mbaye ñu yegg si nag ci xibaaru tàggat yaram ak Youssouf Bodian Youssouf ñu ngi lay nuyu. di la fay jéem ba. ñu dooree ko ak lan. ak CAF Awards yi war a am kon le 7 janvier ca Égypte. jàppale ni kon El Hadj Diouf moom Sadio Mané la votel nee na moom El Hadj Diouf kii di attaquant Liverpool bi di attaquant gaynde yu Sénégal moom mooy kon joueur bi nga xamante ne moo mérité raaya boobu la ñu fàttali ni El Hadj Diouf moom double ballon d'or la moo ko gagné woon atum 2001 ak 2002 ñu déglu ko ci micro Omar Ndiaye ca Kaffrine. diggante Mohamed Salah Sadio Mané ak Mahrez mën naa wax ni ren moom daaw man maa taxawoon wax ni Salah moom moo nekkoon ci kanam parce que loolu il fallait le dire si dëkk bu nga xam ne tamit lan ko sunu dëkk la si dëkk bu nga xam ne tamit fii lañ ko doon joxe mais ren moom mën naa wax ni Sadio incha allah gagné na ko parce que ñeneen ñi mën naa wax ni bu fekkee ay points la waruñu sax 100 points mën na leen ko rawee ren parce que franchement muy Champions League muy Coupe d'Afrique bi muy compétition yëpp franchement le petit il a assuré et mën naa wax ni ren moom incha allah lu jot rek yomb ren la moom te sénégalais yëpp aussi nañu jóg préparer ko parce que nit da ngay mën événement comme ça que booy bi tamit mën gën def ay jéego ba mën dem jëli ballon d'or européen bi. kooku di sa kon El Hadj Diouf jàppale ni kon fekk ne demee na noonu ni ko El Hadj Diouf bëggee Sadio Mané na doon ñaareelu joueur Sénégal bi am ballon d'or waaye di 7 janvier la ñuy xam kan mooy gagné titre meilleur joueur africain 2019 ndax noonu la ñuy wax léegi. finaliste bi kon Mohamed Salah la moom moo yor raaya bi gañeen ko daaw fii ci Ndakaaru Sadio Mané nekkoon deuxième te ñu jàpp ni bokk na kon ci favori yu gën a mag di algérien bi ak Riyad Mahrez moom mooy ñetteelu finaliste bi kon ci ëllëg sa mercredi incha allah ñuy xaarandi Sadio Mané fii ci Ndakaaru ndax am na cérémonie boo xamante ne dañ koy amal daal di ko sargal fële ci musée des civilisations noires. ñu wax léegi ci lan. ci wàllum football ak premier tour coupe de la ligue sénégalaise juróomi match tey yéen ba moo am ci programme bi ca stade Ibrahima Boy bu Njaareem ca Guédiawaye 15h30 match diggante ñaari équipe yu Ligue 2 ISO Kër Madior ñaareelu waxtu wi kon NGB Ligue 1 mooy dajak Linguère bu Ndar nekk Ligue 2 match boobu 18h30 day doon ca stade Caroline Faye bu Mbour Demba Diop Renaissance bu Ndakaaru di ñaari club yu Ligue 2 ñaari match ñooy am ca stade Massène Sène bu Fatick EJ Fatick Amitié FC 16h ñaareelu match bi 18h30 jamono Fatick mooy dalal Njambour bu Louga di équipe Ligue 2 bi daje ak équipe Ligue 1 waaye waa Fatick nag ñoom jàpp ni am nañu moyens yi ngir mën a défier équipe bu Louga bi ndax seen joueurs yi am nañu talent boobule ñu déglu seen entraîneur di Bo Saliou Touré. taxawaay bi mooy maanaam dañ aborder comme yeneen match yi ñu doon jouer championnat rek c'est vrai que suñu match yi njëkk ya demeewul noonu mais ñaari match yu mujj yi pour man baax na parce que ñaari match nga am ci 4 points nekkul lu yomb ay xale lañ yor nag wax dëgg yàlla dañuy def équipe bu mag bu mel ni Njàmbur ñëpp xam ne équipe bu mag la équipe bu ndaw mais loolu teewul tamit booy nekk fii bëgg a wane seen bopp te loolu je pense que liggéey nañ ci waajal nañ leen wax leen ni football la mënut a weesu football nañ gën a góorgóorlu wane seen bopp pour wane ni mën nañ lu ñu def Ligue 1 Ligue 2 pour man différence bi yaatuwul trop parce que ligue professionnelle la xam nañ fi nekk war ni mën nañu fi ak mercato sa ñenn ñi mën a jouer Ligue 1 donc je pense que comme li may wax rek amul différence bu ngande trop c'est vrai que équipe la bu ñu respecté équipe bu mag la mais tey ji xale yi am nañu bëgg nañ wane seen bopp li wane ni mën nañ football parce que ay xale lañ mais mën nañ football te miinaguñu peut-être amuñu chance comme yeneen booy te miinaguñu championnat bi te bés bu ñu miinee dinañ xam ne ay xale fi nekk te xarañ nañ mën nañ football. Bo Touré di entraîneur bu jamono bu Fatick ñooy dalal Njàmbur bu Louga 18h30 stade Massène Sène bu Fatick premier tour coupe de la ligue boobule suba ci dimanche bi lañ koy yeggali match yu bëri moo am waaye bokk na ci gën a fës AS Pikine bi dalal Jaraaf bu Dakar ca stade Alassane Djigo 16h30 di ñaari club yoo xamante ne kon
dajewoon nañu ren ci championnat Ligue 1 bi te Pikine am ci ndam benn bal ci dara kon suba ñu war a dajewaat foofu ci Alassane Djigo. beneen match bi si gën a fës diggante ñaari club yu Ligue 1 Casa Sport bu Ziguinchor di dalal Stade de Mbour ca stade Aline Sitoé Diatta suba ci dimanche bi 16h30 lay doon. ñu dem ca Kaffrine ak doomu Kaffrine yi nag Ndoukoumane lu ñuy xaar mooy seen stade régional bi nga xamante ni digg nañ leen ko ñoom nag ñuy xaarandi boobu ba léegi ñu def pose première pierre bi daal di door travaux yi ministre bi nee na mu loolu dina am ren ci atum 2020 Matar Ba kon demoon ca Kaffrine ngir teewee final tournoi bi ñu jagleel directeur général bu COUD ñu ànd ceeg Omar Ndiaye. duguleet askanu Kaffrine di sàkku ñu tabaxal leen stade régional tey jii biralaat nañu ko ci kanam ministre bi ñu dénk wàllu sport Cheikh Badiane moo di président ORCAV bu Kaffrine waaye tamit nekk secrétaire administratif bu ORCAV. Kaffrine toll na foo xam ne ci région war na am stade régional on l'a man chaque fois ñu ngi koy réclamer mais ba léegi mënuñ cee jot mais loolu aussi waa Kaffrine niñ ci invité ñun ñëpp ñu jóg réclamer ko parce que il est temps nag ñu am stade régional parce que nous le méritons. mu dooree ay activités am ci mbirum nawetaan ci diwaanu Kaffrine moom tamit di sàkku lu nu mel jàpp ne luy jot na Abdoulaye Seydou Sa. Je vais porter la revendication des jeunes mais je connais aussi la solution c'est le stade de Kaffrine Cheikh Badiane en a bien parlé mais comme que ministre bi nëbbuma dara boo defee appel d'offre am ku ko gagné kenn bu ci nekkee ne d'accord ci day dem Cour suprême te bu demee Cour suprême foofu la mbax na doone benn da ngay xaar stade du Kaffrine bi dina nekk dootul nag appel d'offre national comme mu Lat Dior mais appel d'offre international stade du Kaffrine bi itam su ma gàccee la parce que maa ngi ci fédération bi maa ngi ci football bi Mayacine Camara daf ñu waxoon il faut ñu def jonction ñu xeex pour que au moins ñu defal ñu gazon demain on pourra avoir d'autres stades qui pourront développer les choses. ñëwoon teewee tournoi Abdoulaye Seydou Sow nekk DG du nekk tamit vice-président bu fédération sénégalaise de football ministre des sports Matar Ba xamle ne dañu tàmbale liggéey stade régional bu Kaffrine ci at mi ñu nekk nii. stade va démarrer inchallah en 2020 parce que nous allons dans les mois à venir lancer l'appel d'offres. ndaw yi ngànk sport bi nag ci diwaanu Kaffrine di am njot ak yaakaar ne yooyu la diggee bile yoon du nax saay Kaffrine Omar Ndiaye RFM. jógee Ndoukoumane dem fa bitimi réew Europe la ñuy taxaw kon ak championnat bu Espagne La Liga dooraat tey kon ak 19e journée bi jamono bi ñuy àddu kon Valence moom mooy jongante ak Eibar Valence moom mëne 1-0 ñu ngi ci 67e minute de jeu suñu noppee 15h Real Madrid dina fekki Getafe 17h30 Atlético Madrid Levante bu 20h jotee FC Barcelone mi jiitu mooy fekki Espagnol de Barcelone di derby catalan ndax ñaari club yooyu yëpp ñoo bokk kon foofule ca Catalogne ñu jeexale ko ak Angleterre ñoom seen Boxing Day bi jeex na léegi 3e tour cup la ñuy jouer coupe d'Angleterre kon jàppale ni kon ñetti match moo am tey Manchester City bokk na ci match yi Port Vale ñoom ñooy dajee bu 17h30 jotee Leicester Wigan waxtu woowu tamit le Manchester United di dalal ñii di waa Wolverhampton Liverpool bu Sadio Mané moom ëllëg lay jongante ci kon dimanche bi Liverpool Everton lay doon match boobu suba 16h lay doon Geneva. noppi nga. waaw jeex na ayca bisimilah. bonne année bonne année comme on dit ñu yegg si léegi ci tranche de vie ñu jagleel ko ki nga xamante ni moom mooy docteur Babacar Diop jàngalekat la nekk chercheur aussi ci l'université Cheikh Anta Diop bu Dakaru homme politique la moom moo jiite kon force démocratique du Sénégal kan mooy docteur Babacar Diop tontu ya Koumba Sandiane Faye. communiqué bi lépp ay kàcc li am ba am mooy dañu ma agressé Rebeuss koo yóbbu infirmerie pour muy fajo am na lu ko dal. ñu teg ko loxo àjjuma 9 novembre gannaaw ab manifestation ci buntu palais présidentiel docteur Babacar Diop fàttewul dara ci agression bi mu dund ci maison d'arrêt et de correction bu Rebeuss ci bésub 20 décembre ci lu tollook 10 heures. dafa am garde bu ma saaga ma ne ko bul ma saagawaat man duma ko ñuy saaga ñi ne ñiy wax ngay wax di saaga ndey. ma delloo ko saaga ba boole ko ci ak ña la yónni saaga prisonnier yi kuntaa ba prisonnier wala nga woo ab prisonnier ba mu ñëw nga mbéj ba sa xol sedd nga saaga ko ndey di ko delluwaata loolu moo fa am. Rebeuss ba ngay dugg ba ngay génn lépp fitna la anam ba ñañ fa téye nekkee duut bu ñu mënee téye nit activiste bi amaloon ab xiifal depuis commissariat central. néeg bañ leen di dugal néeg bu xat la ñu dugal fa ñaari téeméeri nit benn toilette suba ba ngoon dañuy rang ku soxla sa bopp. Rebeuss am na fa ñoo xamante ni guddi gi yëpp dañuy taxaw am na fa ñoo xam guddi gi yëpp dañuy toog parce que amuñu fan ñii dañuy toog
amuñu fu ñu dafa fekk ne jàngalekat gëstukat yi digganteem ak ay ndongom mbëggeel bu xóot daf ko lal. seet si nañ ma commissariat Rebeuss clinique kenn de bi mu ñëwee ci clinique bi li ma wax mooy monsieur yow da nga ñu respecté foo ñu romb di nga taxaw nuyu sa oto sax boo ko rombee di dawal ci biir dëkk bi boo gisee ab étudiant boo xamee di nga gaare taxaw ni ko fan nga jëm pour ma jëm laa yóbbaale. moom secrétaire général bu force démocratique du Sénégal FDS dugg parti socialiste ci atum 2006. dañu jàppoon ni parti socialiste daf doon renouveler direction bi ñu wut ay yeneen i nit ñu toggaat suñu projet pour que ñooñu mën a continuer ba ndono li nga xamante ne ñoom Senghor Mamadou Dia bàyyi woon nañ ko fi loolu mën a wéy. gannaaw 2012 docteur Babacar Diop jiite ab pétition contre direction bu parti socialiste ndaw socialiste bi gannaaw gi mu wan gannaaw boobu lépp formation politique le 30 octobre 2017 mu doon benn parti gu mësa ne laata muy sos bosam. mais ñu gis ni parti yu jamono boobu li ko intéressé mooy li leen Macky Sall jox mooy ñaari poste ministre yi mu leen jox ak ay quelques députés ak benn institution bu ñu ñëw ci contexte bu jafee ci deewu Balla Gaye nekk ay étudiant di doog a ñëw université nekk ay bleu mouvement étudiant bi année bi jeexee délégué yëpp dañu dem ñu jox leen ay bourses étrangères loolu dafa métti woon étudiants yi métti woon université bi confiance amatul woon ñun ñu ñëw ci jamono boobu ñu ni mouvement étudiant dafa war a am taxawaay bu bees délégué dafa war a am xar kanam bu bees am na ay amphithéâtre yoo xamante ne jii ñi ngi ciy jàngale suñu loxo mi ngi ci biir am na ay pavillon yoo xamante ne étudiants yi ñi ngi ciy dëkk suñu loxo mi ngi ci biir. mais lépp a ngi doore ca lycée Malick Sy bu Thiès ndongo li jiite woon fa foyer socio éducatif ci atum 2000. liggéey fa loo xam ne mën nga fa des ba léegi ci ay xalaat yu bees dem naa ba nga xam ne man sama mandat jeex na bi may jógee lycée Malick Sy dama bind bilan déposé ko aux archives du lycée bilan. boo duggee ci appartement bu mu dëkk daanaka lépp di bibliothèque docteur ci philosophie boobee lii di lecture sax ci xolam. fu ma mënti dem livre dina ànd ak man fu ma mënti fanaan bëgg naa livre fanaanoo ak man fu ma mën a tukki bëgg naa sama sëriñ ak sama yóbbal livre dem bu ma demee France bu may ñëw livre dong laay indi jàpp naa ba ni mu bind ab livre bu mu duppee le feu sacré de la liberté ñu publier ko décembre 2010 bindkat bi daanaka xelam noppalekuwul ca kaso bi ñu ko tëjoon. bind naa ko mi génne ko yombul parce que ñoom li ngay bind dañ koy bëgg a xam ndax bu leen tiitalee rek dañ koy téye surtout ci wàllu taalif bind naa ca jour yi di ñëw dina am yoo xamante ni dinaa ko commencer di publier ci réseaux sociaux yi. fitna kaso wala sax bakkan fat wala sax bakkan bu rot mu xam lépp lu ko ci mën a fekk ci combat bi mu song njabootam doon ñi ci gën souffrir docteur Babacar Diop di leen dénk lii. parce que xeex bi moo ëpp doole lool. li mën a am kay mooy nga jiima waxtaan ak waa famille bi ba ñu comprendre réew mi dañ ko war a tabax sacrifice bu mu laaj nag nit ñi pare def ko. football doon it lu mu bëgg kookee ne woon ci Rebeuss am liberté provisoire 20 décembre bi ñu wees di def it sport ngir mën a garder silhouette bi mu yor mën ci séduire ndax docteur Babacar Diop ba nii jëlagul soxna. incha allah bokk na ci sama yéene ñu am soxna su baax la mën a accompagner ci sa combat ak ci sa vie xale jigéen yi bëgg nañ signalé wu